day leeralal nit ñi ni ko imam Babacar waxee léegi def lañu tournée nationale bu ñu doon def at mu jot wala ñaari at yu jot ci suñu kattan ak suñu mën-mën Covid bi taxoon lu mat ñetti at a ngi nii defuñu ko ñu ne ren nag foog ñu def ko bi ñu ko jàppee ci mois de juillet mënul woon nekk ndax ñu ngi wat ci tuuti ci nawet bi mois de août nawet bi nekk fi tamit mois de septembre jot gi mayu ko Covid bi jógaat ñu ne ko nañ ko tegaat ba Covid bi gën a tane yàlla dogal ñu def ko ci mois de février bi jàpp ko ci diggante le 7 ba le 18 ci diggante bi tamit yàlla dogal audience ñu am ko ak président de la république parce que ñun tamit ONG lañu ginnaaw bu ñu nekkee association nationale ONG lañu kon am nañu mën a wax ak état te état day wax ak ñun ñu di ñuy wax ak moom du audience yi rek dañuy bindante di waxante ñoom it ñu ñuy tontu ci situation bu ne bii nag dafa tombé le 20 décembre ñuy jëm ci élection municipale yi ñu ne comme ni ñu ko daan defee depuis ñoom Maodo Sylla ba tey diggante évêques yi ak imam yi day am lu ñuy wax appel des évêques et des imams pour la paix yenn saa yi ñu defee ko fii yenn saa yi ñu defee ko cathédrale sax moo ëpp ndax ñoo ëpp salle ak disposition pour loolu bi ñu waxtaanee ak l'abbé yi ñu ne kon nañ ko def balaa Noël yi tableau baa ngi ne la ci ginnaaw nañ ko def balaa au plus tard le 20 décembre ndax le 24 décembre day nekk Noël yi ñoom dootuñu am jot dañuy préparer seeni messe ak seeni homélie kon jot bi dootu leen ko may day nekk ginnaaw loolu te kon élection yi day dugg ñu ne daal loolu duñ ko renvoyer nañ ko def fu ñu koy defee ñu ne cathédrale ñu jubóog ñoom ci date def ko ndax élection yi mu ngi waroon nekk ci mois de janvier bi président de la république recevoir leen ñoom ginnaaw bi ñu defee appel des évêques et des imams ndokkeel leen ci seen Noël bi yéen ñëpp gis ngeen ko ndokkeel leen aussi ci bonne année bi mu ñu waree recevoir ñun imam yi ñu ne élection yi dafay commencer mu nekkoon nag comme recevoir naa évêques yi ba pare dinaa leen recevoir en audience après ci première audience yi sax lay doon ndax bëgguma ko renvoyer waat mën nañu dem ba mu lab bi élection yi jeexee juste mu xamal nañu ne dinañu recevoir ndax boobu ba tey ñu ngi sàkk dajeek moom ci suñu ay programme te boobu ba tey sotteegul programme yooyu nag topp na ci juróom-ñaari poñ juróom-ñett la woon sax benn bi dañ ko retiré dinaa leen ko expliquer après bi ci jëkkoon mooy ñu ne ko suñu siège bi ñuy defar président Senghor moo ñu ko mayoon en 1979 en 1981 bi Abdou Diouf ñëwee mu jox ñu suñu terrain bi mooy fële ci Massalikul Jinaan fi collège Saint-Pierre nekk ñu jox église bi benn partie jox imam yi benn partie pour ñu mun fa def seen siège ak orphelinat ak ya ca topp ndax xale yi mbedd yi dañu bari programme bi pare na ma nga fa woon bi ñu waxtaanee ak monsieur le président de la république ne ko kat suñu siège bi Alaaji Abdou Aziz Sy moo tegoon pose de première pierre bi Dabakh en 1992 ba oowoon ci sax Jili Mbay borom teraanga la rahimullah yàlla na ko yàlla yërëm ñëw ne dinañu ci jàppale lu mu mun ba mu sotti yàlla dogalu ko 1992 boobu ci Alaaji Abdou defee première pierre bi oo na ci ñi mu bëggoon oo ñëpp yàlla dogalu ko ñu nit association des imams bi ab président Abdou Diouf ñëwee ñaanoon nañu ko mu dimbaluñu ci mais mu ne ñun ci pays laïque la ñu nekk mënuñu tabaxal ñu nekk ci diine ci lenn lu mu doon lu ne constitution bi mayewul loolu pays laïque mënul dem di tabax ay jàkk ki jumaa ki siège ki yi du mënu ko attanu ko budget état attanu ko
mën nañu defal ay lettre ñu dem uti alal wala teraanga wala ku ñu ko mën a defal bitim réew bu fekkee ne amuñu ko ci biir réew mi ndax ñu ngi ko doon jàmbat ñi ñu ci bëggoon dimbali ci yaakaar leen ci yàlla dogalu ko ndax appel boobu El Hadj Abdou Aziz Sy Dabakh moo ko defoon. président Abdou Diouf defal ñu lettre ñu dem Bahreïn dem Qatar ma Qatar dem Arabie Saoudite dem Maroc te fu ñu fi dem rek bu ñu tasee buur bi rek danaa ñu bu ngeen di ñibbi rek ma ñëw defar ko lii jaral na ma lu nekk mais yàlla dogalu ko. bi nga xamee ne dellu si waat ne ñu mujjee dem Gabon mu defal ñu lettre ñu seeti président Bongo bi ñu waxee président Bongo mu ne day ñëw defal Louga am li mu ko war a defar bu ñëwee dina ñëwaale ci siège yu imam yi dimbaluñu ndax ñun imam yi amuñu fu ñu recevoir nit ñi amuñu siège suñuy bureau la ñu am te yenn saa yi ñu am dinaa wax benn gan bu tolloog monseigneur Gantin bu mu ñëwee Dakar dañu mujjee loué ji hôtel Teranga pour ñu mun ko fa recevoir bi pape bi ñëwee Dakar moom it amuñu fu ñu ko recevoir dañu mujjee dem Gorée imam Dia moo ñu mën a dimbali ñu recevoir pape bi foofu doomam a ngi fi ñu mën a waxtaan ak moom ci suñuy programme jox ko ay cadeau ndax pape bi dafa jóge Rome ba Dakar féliciter dialogue interreligieux bi am entre musulmans et chrétiens donc ñun amuñu woon fu ñu ko recevoir mënuñu dem hôtel mënuñu dem fenn ñu ne comme imaamu ratib bu Gorée imam ratib la au même titre que imam ratib bu Dakar bu ko recevoir ci moom ci turu imam yi loolu dinañu neex trop noonu la ñu def it bi ñu dellusee Gabon dara sottiwul bi président Abdoulaye Wade ñëwee ñu dem seeti ko comme ni ñu seetee Macky nii waxtaan ak moom mu dimbali ci ne dañu jëm ci élection yi bu élection yi passé incha allah dina ci def lu mu mun pour mu pare mu jox ñu lu ñu commencé ba fi ñu em ñu mujjee depuis ñu commencé ko 1981 dañuy cotiser 1000 francs par imam par an pour mun a tabax loolu mënul nekk mais góorgóorlu nañu ci lu ñu mun parce que ñun ay retraités ñoo ci ëpp ñu mosul fayeeku ñoo ci ëpp ñu amul bulletin de salaire ñoo ci ëpp ñu amul pension de retraite ñoo ci ëpp mais yàllaa fi ne ñu ne kon dañuy cotiser imam bu nekk 10 000 francs ñu war a cotiser at mu jot pour ñu mën a bu ñu amee dara def ci bu ñu amee dara def ci 1992 ba léegi def na 30 ans tabax nañu lu ñu mun ba fu mu em fa lañ ko emal ñu wax ci président Macky Sall keroog bu ñuy defar jumaa ji mu doon ibbi ci Géejawaay foofu tamit association des imams et oulémas ñoo moom terrain bi président waree defar foofu mu tombeek association bi moom ko de Géejawaay ñu daal di defar mu tabaxal leen juma waa Pikine it mu defal leen juma ju tombeek jamono bu ànd ak jamono bu nekk ak jamono yéen ñëpp gis ngeen ko bañ koy inauguré nag ñu ne nañ ci profité waxaat ko président de la république ne ko kat suñu siège bi ñuy tabax ñu ngi cotiser 1000 francs par imam par an 1000 gën caa néew 600 000 ñu ne kon nag lañ ci boole jàkk yi ak jumaa yi jàkk ju nekk di cotiser 10 000 francs par an jumaa ju nekk di cotiser 20 000 francs par an ñu dajale xaalis bi di tabax siège bi. defaat nañ ci ñetti yoon ba ñeenti yoon mais ba tey demul bi ñu waxee président Macky Sall ca loola ca keroog ba ñuy ibbi mosquée Géejawaay mën a jox leen ma document yi loolu man maa ko war a defar ndax maay le président de la république te maa ngi def ci foyer religieux yi kon nag war naa mun a jàppale imam yi ci loolu sama devoir la te dinaa ko def mu def ñaari at ci diggante bi ñu rappelé ko waat ne ñu ngi jëm ci tournée nationale te war nañu yóbbu programme boobu wax leen fu ñu ci toll yàlla def bi mu ñu recevoir après les élections ñun la jëkk a recevoir daal ne ko maa leen diggoon ne dama leen recevoir naa église bi yéen ci topp ñu wax ak moom ci programme bi ñu wax nii yëpp mu ne maa leen ko diggoon keroog bi ñu demee Géejawaay kon tey nañ ma ool architecte du palais bi mu ñëw ci audience bi léegi mu ñëw mu ne ko foog ñu toll ci siège imam yi mu ne ko moo ci topp ci budget yi ma yoroon doon defar Fatick lañ doon defar jumaa ji ibbi nga ko barka démb
kon nag imaam yi ñoo ci topp mu ne kon nag dégg ngeen ne yéen ci topp incha allah dinañ leen ko defaral ñu ne ah loolu xibaar bu neex ci ñun la wax ko fi ñu jaar yépp ci 30 ans yi fi passé moom mu ñu nangul ñu loolu ñu gërëm ko sant ko. deuxième point wu loolu nekk premier point bi deuxième point wu audience bi nekkoon ci affaire u xaadi yi nga xam ne dañ leen fal ci tribunal yi nga xam ne moo nekk les tribunaux de grande instance bu nekk am na benn xaadi titulaire ak benn xaadi suppléant yooyu xam ne ñooy jàppale juge bi ci affaire u mariage yi religieux ak li nga xam ne mooy affaire u miraas yi ndax jullit yi dañu bëgg ñu leen di miraas ci l'islam te jullit bu dee bu nekk ci l'islam lañ koy miraase te code de la famille nangu na ko ñu ne kon kaadi yi ñu namewoon ci tribunaux yi dañ leen di defal ay suppléants am na ci déjà mais du ñëpp matale kon tribunal bu manqué xaadi dañ fay nommer benn titulaire ak benn suppléant te décret bi président de la république moo koy signé ñu wax ko de loolu def nañ ko mais sotteegul mu oo ki yore loolu pour ñu sottal loolu ci deuxième point boobu tribunal départemental bu nekk ci Sénégal am benn xaadi titulaire ak benn xaadi suppléant yu jàppale juge yi ci affaire u miraas yi ak affaire u sëy yi mooy deuxième point wu audience bi ñu dem ci troisième point bi ñu ne ko monsieur le président lii boo ñu ko defalee te ñun ñuy dundee ñi ci ëpp ci yalwaan ak amuñu moyen siège bi war nañ ko entretenir war nañu fay ndox war nañu fay courant war nañu fay gardien war nañu fay personnel war nañu fay équipement yi fa war a nekk ak matériel bi nga xam ne dañuy renouveler tout le temps te loolu yalwaan mënu ko yore ak cotisation le président de la république ne li ngeen wax dëgg la kon dinaa leen defal benn subvention bu mun a attan loolu di leen ko dimbalee at mu jot ndax imaam yi kat jàmbar ngeen ci Sénégal yéenay jullee néew yi yéenay tuddal liir yi yéenay takk sëy yi yéenay def miraas yi yéenay denc néew yi yéen ñaanal leen di leen jàngali kaamil ak yu si nekk yëpp vraiment ñu jar a jàppal ngeen dinaa leen di wax subvention boobu ngeen mun a téye seen siège di ci def entretien bi ak di fay li ci war yëpp nangu naa leen ko mooy ñetteelu point bi. ñeenteelu point bi ñu ne ko nag président imaam yi tamit bari leew ñu wax dëgg yàlla bi fi Senghor nekkee daan nañu dimbali lu mat 100 imam kenn ku nekk jox la 7000 francs bu Tabaski jotee bi Abdou Diouf ñëwee mu def ko 15000 francs ñu def Tabaski ak Korité mu jegi ginnaaw gi mu def ko 25000 bi Ablaye Wade ñëwee it pour ndimbalu Tabaski ak Korité ci imam yi te dañu bari tubarkalla macha allah mu ne dinaa ci def lu ma mën Ablaye Wade tamit yokk ko nombre bi yokk ci lu mat 700 personnes 700 imams sur tout le Sénégal pour dimbali leen parce que am na ñoo xam ne dañ ñëwoon duñ jël xaalis bi ndax xaalisu politique la loolu foog ñu wax ko ñii nangu nag bu jotee ñii ci dëkk yi ñu dem ci gouverneur yi ñu jox leen ko ndimbali ñeneen ñi ñëw ci siège yu imam yi wala présidence dañ ko doon joxe mu jéggi naaw gi ñu ne dafa bari dañu ko andi ci siège yu imam yi wala ñu loué salle wala ñu leen ko defal banque wala daal Orange Money ba fii ñu mujjee ñu ne ko nag imam yu bari amuñu mu ne ñaata imam neen ñu ne ko 22000 et quelques ci Sénégal gi yëpp ci ay mosquée moo fi am mu ne loolu duma ko mën a gum léegi mais dinaa leen defal lenn may naa leen ngeen jël lu mat 1500 imams sur l'ensemble du territoire boole koog li ngeen amoon jël naa ko en charge kon président jërëjëf ci loolu mu yokkal ñu lim boobu bi mu ñu yokkalee lim boobu ndax daf ñuy dimbali Tabaski bu nekk 50000 francs ci ñi bëgg nga mën a yokk ci dara xam ngeen xar dootu jar fukki junni mu dimbalee la fukki junni booleeg li nga am nga jënd sa xar Tabaski sa Tabaski quand le gros maigrit le maigre meurt kon ñi amul woon bu ñu amee day gën a baax ci ñëpp
ñu ne kon nañu seeti imam yi comme dañuy def tournée nationale ñu dem waxtaan ak ñoom tamit wax leen ko ñu ne daal loolu duñu ko téléphoné di wax secrétaire général bi rek nañu dem nemmeeku ji suñu imam yóbbu leen xibaar yi yëpp ndax dañ ci daan cotiser dañu war a nommer ay xaadi ñu demee ñoom ñu seet xaadi yi ñu nommer ci tribunal bi nga xam ne fu nekk ñaari xaadi fay am titulaire ak suppléant ñu dem yóbbu leen xibaar boobu. léegi ñu war a revaloriser statut imam yi tamit ñu ne imam ratib bi dañuy jënd xar yóbbu ko ci jumaa ja xar bi war na am nu mu bindoo la mu doon am daal bëgg nañu mu yokk ko mu ne li ñu te imam ratib bu Dakar rek ko fi am keneen amu ko mu ne d'accord naa loolu 14 régions yëpp ngeen dimbali imam bu nekk 100 000 francs mu booleeg li mu am mu nangul ñu loolu jox imam ratib bu région bu nekk tamit lañ la doon jox ñu tegale ci 100 000 francs nga mun a jënd sa xar bu tëbaskee nga yóbbu ko ca jumaa je ak lii la nit ñi di dimbalee ak li nga am def sa jox sa sunna ñu waxtaan ci ba juboo ci loolu nekk lu neex ci suñu xolit ndax imam yu bari jafe-jafe lañ ci doon traversé ñu wax ci suñu biir ne ñun nañu renouveler suñu carte yi ren sax buñ ko jaay imam yi ndax Covid bi daf fi jaar te association yaa ngi souffrir nañ leen xamal ne bu ñu jaayee carte yi leen di jox ak li leen fond de caisse bi nga xam ne association des imams desoon na fii ñu jël ko dimbalee leen ko ñu waxtaan ci ak El Hadj Moustapha Guèye mu ne ñu nañu jox imam bu nekk bu ñu ko seetee ziyaare ko ndax bu ñu fa demee dinañu toggal añ dinañu defal njogonal dinañu jox lu neex te dinañu defal ataaya kon ñu ne ñu yëkkati 20 junni jox ko imam ba ñu fa fekk dimbalee ko ci suñu ganale bi mu ñu ganale ndax foofu dem rek mu def lu mu mënul te booy dem wàcc fa dara tamit dina ko dimbali ñu ne leen suñu membres yi fi nekk carte yi ngeen di jaay ñii 100 ñii 200 ñii 500 ça dépend ci yéen lu ngeen jaay ci carte rek jël leen ko ren ngeen def ko seen kees ngeen dimbali ko ndax Covid bi tax na kenn amul dara wala ñëpp dañu néewle ndax liggéey amatul jafe-jafe am na soxlootul ñuy jaay carte yi di laaj xaalis ndax li fi nekk yéen a ko jaay yéen a ko fi versé woon ñu restituer leen ko. beneen bi ci topp mu ñaan ñu julliti nekk benn julliti nekk benn mooy ñuy defandoo di waxandoo di jëfandoo surtout lu jëm ci affaire u Tabaski koor Korité Tamxarit ndax feet yi du ñu ko mën a di maye toujours bu julliti nekkee benn di ko defandoo rek day yombal réew mi raxas xol yi ñëpp am ci mbégte te loolu la ñu lislaam sant ñu waxtaan ak moom ci affaire weer bi mu ne mais weer bi yéen seen responsabilité la yéenay imaam yi yéenay jiite jàkk yeeg jumaa yi di jiite it ku nekk day dem ci imaam ne ko fu weer bi toll kon yéen a war a régler problème bi jox naa leen affaire weer bi ngeen koy régler dee leen séntu weer bi te di joxe xibaar yi nu mu gën a gaawee ñëpp am xibaar bi ndax feet yi nekk benn yéex bi dafay tardeel réew mi day tardeel nit ñi ku nekk xame ne suba day oor bu weer bi feeñee ngeen teel ko jox xibaar ñu ne ko sax ñun boole nañ ci ba joole ci journaliste mu ne loolu day gën a baax ndax jamono xibaar la ñu nekk xibaar dafa am importance te ñëpp war ko yëgandoo toll nañu foo xam ne loo wax fii tey léegi ki nekk Kédougou wala ki nekk Bakel yëg ko kon affaire weer bi daal yéen imam yi régler leen problème boobu ngeen doxal ko seen responsabilité